coronavirus fii ci réewu Sénégal mënuñu ci génne. asalaamaaleykum am mbégte ànd ak yéen ci télévision Futurs Médias benn waxtu xibaar yi bokk na ci ñu samp ab laaj ndax Sénégal dafa am ñetteelu nit bu am jàngoro yi coronavirus dara leeragu ci jamono ji waaye am na nit bu ñuy njort ni da ko am fële ca région bu Louga résultat test yi ñuy def ci Institut Pasteur dinañ ko xam ci waxtu yi ñu dëgmal waaye jàpp leen ni rek kilifay réew mi nee nañu ñaari nit moom leer na naññ ni am nañu jàngoro ji fii ci réew mi jëwriñ bi ñu dénk sàmm gi ak ñu dénk wàllum mbay bi ñoom bokkuñu ci réunion conseil des ministres tey jile dañoo bokkoon ci délégation sénégalaise ba nekkoon fële ca salon de l'agriculture ba doon am ci Paris. leneen ci xibaar yi benn réseau boo xam ne ay nit ñoo doon def ay njuuj njaaj jaare la ko ci xarala yu bees yi la ñu teg loxo ca commune bu Malicounda gendarmerie bu Mbour moo def lu ni mel fukk ak ñaari nit lañu bàyyeekoo fële ca Nigéria am na matériel it bu ñu teg loxo ay gànnaay akub sinébar ndox mi ci kaw geek niñ koy yoree jëwriñ bañ ko dénk ak assainissement ne fii rek njeexitalu weeru mars dinañ ci def ab taxaw seetlu xool ndax société bañ ko dénk di Aquatec dinañ wëyal ak moom liggéey bi am déet bëri na ay maire wala askan wi sax ñuy ñaawlu saa su nekk ndox meeg niñ koy yoree ci kaw gi. wàllum tàggat yaram football ak coupe arabe Sénégal di daje ak Tunisie ci final bi tey jile bu 16h30 jotee lay doon mu di coupe arabe ñi seen at motagul ñaar fukk dina am fële ca Damam ba nekk ca Arabie Saoudite loolee tënk la mbokk yi nes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi xibaar yi dañ koy door rek jàngoroy coronavirus bi joox ci réew mi information bi tukkee xibaar bi kon ci RFM rajo Futurs Médias benn nit bu ñuy njort ni da koo am ca région bu Louga rawatina ca Daaru Muxti moom nit ki jamono ji sax nag ber nañ ko ci benn këru fajukaay bu nekk foofule jàpp leen ni Institut Pasteur bu Ndakaaru mi ngi liggéey ci lu toll ci juróom-ñeent ci ay prélèvement ci ay nit yoo xam ne seenub wér-gu-yaram xaj na dafa teey xel wala boog sax dañoo nekkoon ak ñaar ñooñu nga xam ne dañoo am jàngoro bi te mu leer waaye ñeent kese nag ñoom ci boppam ñoom la ñu tiit ni war nañoo am jàngoro bi lu mu ci mënti am daal résultat analyse yi dinañ ko xam fii la njeexitalu bés bi ci hôpital Roi Baudouin bu Guédiawaye fii ñaareelu cas bi feeñee moom démb ci guddi sax amoon na ay ab opération bu ñu fa def maanaam di désinfecté bërëb boobule tey jile am na réunion conseil des ministres waaye am na ñaar ñu ca bokkul muy Samba Diobenka mi ñu dénk wàllum sàmm gi ak Moussa Baldé mi ñu dénk agriculture ñoom ñaar ñëpp nag bokkoon ca délégation ba nekkoon fële ca salon de l'agriculture ba doon am ca Paris mu di ab xibaar bu tukkee it ci rajo Futurs Médias Sénégal ñaari cas kon moom la am coronavirus moom la ñu jàpp ni moom moo wér kilifa yi moom la ñu waxagum fii ñu toll ñaareel bi ab nit la bu amee nationalité française toll ci juróom-ñetti fukki at fële ci hôpital Roi Baudouin bu Guédiawaye la ñu seetee yaramam ba xam lu ni mel ak ñaareelu cas boobule sax ñu ngi laaj ndax askan wi jamono ji ñu ngi wàccoo ak bépp matukaay buñ leen teg kon soppi doxalin jàngoro beek ni muy gaaw a wàllaatee ñu bëri ñu ngi koy topp waaye am na ñoo xamante ni nag daanaka defuñu lu ni mel ba ñu doxantoo ba ca banlieue bu Ndakaaru ci misaal école yu bëri amul benn këyit buy wane ni feebar bi dugg na ci réew mi wala sax buy digal xale yi naka la ñu war a def ngir moytu ndiku ko reportage ci banlieue bu Ndakaaru Salif Sowas Malick Diop. collégien bi ba muy xëy si tey ay matuwaayam yépp la jël ci suba gi coronavirus lay waxtaanee teg ci fu mu toog nee na moom lay xalaat jàngoro boobule. pour éviter la maladie qui se prononce coronavirus. coronavirus ñëw ci école yi musiba mënu koo weesu jàngalekat bi moom moo ko wax moom mi ngi jël ay matuwaayam teg ci. di wax kilifa yi ban taxawaay lañ ci war a am ba jàngoro jëlee du sonal askan wi. bon disposition yi ñu si jël fii xanaa sensibiliser xale yi ne am na feebar bu fi nekk ñu bañ a nuyoo joxe loxo donc ku si am mën a am masque tête booy ñëw nga yore ko donc di laver wu souvent la main avec du savon boo ko mënee def daal xalaat naa ne yooyu dinañ si muccal nit ñi daal. parents yi am nañ ci liggéey bu baax a baax ndax ñoom ñoo war a bàyyi xale ñu ñëw war na leen wax ñoom li ñu war a def. di raxasu ba ñu nuyoo teet loolu nañ des am solo trop.
ci wàllum comportement askan wi amul coppite boo xamante ni seetlu nañ ko ci dëkk bi wala sax ci école bii ñu nekk ci talaatab suba gilee amul it benn këyit boo xamante ni ministère bu yore wàllum njàng meek njàngale mi wala paj mi ci réew mi lee indi nañ ko taf ko ngir wax xale yi ci feebar bi wala wax leen ban taxawaay lañ ci war a am. jamono ji may wax ak yow nii moom gisaguñu dara loo xamante ne daal jàppale nañ ko xanaa lu dul commentaire yi ñu ci dégg rek waa di xaar lu bari nag ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu yilif ñu mun ñoo jàppale ci côté boobu noonu ni ñuy sàmmee xale yi comme ni nga ko gisee xam nga fii école la boo xamante ne xale yi dañuy daje te ñi si gën a bëri xamuñu lan moo nekk di xew ci dëkk bi ñu mënoon am daal vraiment ndimbal ci seen côté bi ñu doon baax. Sénégal am na coronavirus am bu njëkk démb ab tubaab moo ko fi indi fanweeri at ak ñett la am France la ko dalee. Salif Sow ginnaaw école yi ñu dem ci njaboot yi foofu nag jàpp nañ tamit ni wàccoo ak matukaay yooyu le moo leen di mën a muccloo ci Covid 19 boobule ay njaboot ñu ci bëri di jëm di topp lépp lu ñu wax reportage ci ay njaboot yu nekk ca Médina Mame Diarame Diouf ak Mohamed Dieng. wote kilifa yi ngir ñu sàmmanteeg lépp lu jëm ci cet moytu jàngoro ji di coronavirus. doon kon kaddu yoo xam ne nag nit ñi dégg nañ ko bu baax ngir respecté ko fii ci Médina rue 27 angle 18 njaboot yi nag ni jël nañ seen i matuwaay Fatou Tine yor ab restaurant ni nag fu mu toll nii dafa teey bu baax yokk lépp loo xam mu ko doon amal ci cet mi. lépp lu ma doon seelal tamit yokk naa ko. comme jënd samay eau de javel jënd samay saabu ak samay liquide yu baax daal loo xam ne rek mën na ma aar samay clients yi may jëflanteel ak sama njaboot parce que vraiment feebar bi ku mu tiitalul da nga koo xamul may ñaan sama mbokku jigéen ñëpp tamit ñu góorgóorlu daal ci set bi. waaye yombul ñaareel lépp lu ñeel mesure yooyee dund ko ak nit ñi ndax boo xoolee nañuy dundee ci biir société bi du yomb teewul nag waa ji di ñu koy xamal mu ngi ci góorgóorlu bu baax. kër gi ñu dëkk nii tey këru ñëpp la ci li may mën a wax ndaxte ku ne dafiy dugg di naan damay tuur ndox ki naan salaamaaleykum dama bëgg a def lii xam nga te ñun dem nañu ba doon bon li ñuy naan Baay Faal ak jullit mënatuñu bañal kenn dara yaatal lépp. waaw mais na nit ñi di am xel daal te am na ay poste de santé yi nga xam ne mi ngi fi waaw na nga jege waaye docteur yi ngay waxtaan ak ñoom. gën a yokk vigilance te di sensibiliser nit ñi di leen xamal doxalin yoo ñu war mën a amal loolee doon lu baax. jëfandikukaay yi daal nga moytu def attention bu baax a baax ci maanaam sa doxalin ak sa jëmukaay loolu daal denk naa ko sama njaboot ak sama soxna bi nga xamante moom laa bàyyi kër man tamit maa ngi fagaru tamit bu baax. ñuy génn di moytu ak xale yi dem école ku sa doom dem école bu ñëwee na nga vérifier lu muy lekk ak lu muy sol ba ci raxasu ak saabu ba mu set. xeex bi ñuy amal jëmale ci coronavirus ku ci nekk kon war cee dugal loxoom ndax di xàccandoo di dóorandoo dina tax ñu jëlee fi jàngoro ji. service d'hygiène bokk na ci xeex jàngoroy coronavirus boobule Major Alla Ngom mi jiite service bi di dellu si waat ci ni ñu war a doxalee bokk na ci di takk ay masque buñ ko mënee am di wàññi dajaloo yu bëri yi bu mënee ñàkk rawatina ak di raxas loxo yeeg saabu saa yu ñu génnee ba ñëw wala ci yeneen anam Major Alla Ngom mi jiite service d'hygiène ci micro Thiaba Ali Ba ak Mohamed Dieng. problème de santé publique majeur la mais gouvernement gis nga ko taxaw na ci thème pour gérer cas bi ñu ci am ba pare aar askan wi de façon globale pour ñun service dafa engagé ci système bi nekk de centre de traitement de manœuvrer en première ligne pour aar même docteurs yi nga xam ne ñoo koy faj mais anéantir virus bi nga xam ne mooy nekk ci centre de traitement yi. mesures yi askan war a jël mooy ñuy laver les mains au savon éviter contact yu bari yi nuyonteeg yooyu nañ ko moytu bu baax bu ko defee am na ko feebar mu yor masque am loolu dafa baax distance de protection yi day nekk ni donc fi ñu nekk nii du problème bu grave parce que benn la te maîtriser nañ ko. yaakaar naa ne nañuy wóolu système bi ndax ñun Sénégal am nañu tradition xeex ay épidémie choléra jaar na fi dengue jaar na fi Ebola mais gis nga système bi dafa réagir gérer ko dans un délai record te amul benn taux de mortalité boo xam ne dafa important. ci dajaloo yooyu lay ñu wax nag am na ay xew-xew diine yu mag yu ñuy waaj jamono ji Kaolack di ci dalal ñett lu ci mel ni màggal bu Poroxaan ëllëg lay doon alxames gàmmu Taïba Niassène ak ziara annuelle bu Léona Niassène tam ci weeru mars bi lay doon naka la ñuy def ngir moytandiku jàngoroy coronavirus boobule gouverneur bu Kaolack ne jël nañ bépp matukaay ngir ñaax askan wi ci naka la ñu war a doxalee foofule région médicale bi moom moo ko door sax dañ ciy déglu gouverneur bu Kaolack di Alioune Badara Meng ci benn CRD bu ñu doon amal ngir waajal gàmmu bu Taïba Niassène ci micro Ibrahima Diamé ak Fally Gueye.
dafa tombé ci nekk ci région bi ñetti xew-xew yu am solo ci benn weer ci benn région et que ñaari xew-xew yi amee ci benn département muy Nioro muy Magalu Porokhane le 5 mars Gamou Taïba Niassène le 10 mars beneen événement bi mooy le 28 mars mu nekk ziara Léona Niassène loolu nag su amee ci période bii nga xam ne nii ñu ngi wax ay feebar yu am ci àddina bi yëpp te mu law ci àddina bi je crois que dafay laaj fagaru moo tax ba sànq bi ñu ubbi ñu wax ci lu mel noonu léegi bu loolu weesoo nag gàmmu gi dañ koy préparé comme ni ñu doon préparé yeneen édition yi wàllu wér-gu-yaram wàllu wér-gu-yaram comme ni ñu ko waxee am na campagne sensibilisation bu ñuy def contre les maladies plus particulièrement le coronavirus mais aussi am na yeneen dispositifs yu ñu jël maanaam ay postes médicaux avancés doté le comité d'organisation donc de médicaments indi ay ambulances set ak setal ñoo ànd ba tax na ba je crois que danañu nettoyer Taïba Niassène je crois que à partir de suba gannaaw suba danañ ko commencer nettoyer. niñ ko waxee sànq màggalu Porokhane ëllëg lay doon waaye nag ku mel ni Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly di député bu bokk gis-gis moom li muy ñaan xalif général des Mourides mooy ñu aj xew-xew boobule wala sax ñu bàyyi ko ngir moytandiku feebar bi gën a tasaaroo ci mbir réew mi ndax xamuñu ñan ñoo ko am ab déet li mu sàkku ci moom la sàkku it yeneen kilifa diine yi nekk fii ci Sénégal bépp xew-xew bu ñuy wàcc nañ ko bàyyi jamono ji ndax wér-gu-yaramu askan wi moo nekk ci xottu gerte loolu la jàpp mu coy dolli sax ni jamono ji li mu gëm ba gëm ko mooy kilifay réew mi waxuñu lépp ci jàngoroy coronavirus. Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly député bokk gis-gis doon jàkkaarloog taskatu xibaar yi ci micro Pape Fara Ñing ak Modou Diop. daje bi nga xamante ni mooy daj yu bari yi war a am yëpp lañ ko war a arrêté ñu bañ a amati maa ngi tàmbale lancé appel ci xalif général des mourides màggalu Porokhane gi nga xamante ne mooy njëkk dañ ko war a annulé màggal gi bañ a amati ndax jàpp naa ni ñun ay julli lañu te màkk bi nga xamante ne su la yonent bi sallallahu alayhi wasallam tëdd tey ku nekk doon fa def umra ñoom art nañ pour ñu bañ a defati umra te sëriñ bi si boppam xalif général des mourides joxe nañ ndigal taalibe yu nekk Brescia même que Sëriñ Tuubaa ya fa nekkoon ñu bañ a defati ay daayira ba pare ba ñu jullit sax àjjuma ngir ka état ba fa nekk ñoom ñoo bëgg loolu comme ñun si état bi nga xam ne mooy état du Sénégal xam na ni daju yu bari yi moom buñ ko defee dafay gën a lawal feebar bi kon Sénégal gépp dañoo war a maanaam manko tey ji muy ñi def manifestation yëpp ñu arrêté manifestation yi ñi nga xam ñooy dem si daju yu bari yi ñu arrêté ko politique yi bañ a nekk ti ci loo xamante ni ay tournée yoo xam amul benn njariñ pour que ñu ñëpp ñu concentré wu nekk autour de l'essentiel muy xeex nu ñuy xeex ñi nga xam ne ñuy xeex feebar bi nga xamante ne mooy feebar bu bon bi nga xam ne dugg na ci réew mi. diwaan yi nga xamante ne nag soriwuñu ak frontière réew yi ñu dendal foofu it njàqare am na fa ci région bu Sédhiou ci misaal foofu région médicale bi suqaliwaat na mbootaay yooyu la ñuy taxaw bu ay jàngoro yuy law amee ñuy xool yan pexe la ñuy tëral tamit ngir mën koo xeex bu baax a baax service d'hygiène moom mi ngi ci terrain bi ba noppi kilifa yi jàpp ni ci diwaan yooyu la ñu war a gën a yokk sensibilisation bi reportage de Sédhiou Bakary Konté Khali Diamé. Sénégal daal di enregistré premier cas coronavirus loolu nag mu ngi amee ci Dakar fii si diwaanu Sédhiou tiit ak jaaxle population yi daal di respecté première règle d'hygiène yi. feebar bi moom ni ma koy gisee si photo yi ak ni ma koy déggee moom lu jar a ragal la moom franchement parler li ñuy def daal mooy moytu rek xam ni ñuy doxalee li ñu tere ñi bàyyi ko service d'hygiène yi jàppale ñu si ay wàllum raxaseeg yooyu nuyoo yi tamit ak surtout lieu yoo xamante ne ñëpp a fay daje. gis naa torop sax ci feebar bi ndax dafa nekk feebar boo xamante ne dafa jar moytu nuyoo yu bëri contact yu bëri waa école affaire yooyu. région médicale bu Sédhiou daal di redynamiser comité régional bu gestion épidémie médecin chef région médicale Amadou Yeri Camara moo ko xamle. li nga xam ne soxla nañ ko. li ñu soxla en matière de bâtiment en matière de jumtukaay en matière de xam-xam te loolu tamit def nañ ko bu ñu ko defee nag am na loo xam ne ci feebaru Ebola bi desoon na fi ci ay matériel am na matériel yoo xam ne ñu ngi ci structure yi mais am na yoo xam ne ñu ngi xaar ñu dolli ñu ko donc daal pour dire que ñun moom xaaruñu rek ñu wax ne am na cas bu ñu confirmé mais bi ñu xamee ne nag feebaru maladie infectieuse la ñu jox directive yooyu ñu tënku ci ba dara bañ ñu bett léegi nag ñu ñaaxaat nit ñi rek
ci mbirum raxasu. service d'hygiène bu Sédhiou ñoom nag ñi ngi ci terrain bi daal di élaborer benn plan de riposte loolu nag ko xam ne mooy capitaine Amadou Sarr. surtout nag li ñuy gën a ñaax mooy la population mesures yi ñu war a jël mooy maanaam ñu raxas loxo yi loolu rek moo ñu mën a dimbali pour ñu mën a yàlla dimbali ñu ci feebar bi. nuyoo moom baax na waaye ci moment bi ñu nekk nii wax dëgg yàlla surtout ci rassemblement yi duñ ko gën a mën a néewale ñu gën ko néewal. Sédhiou nekk région boo xamante ne dafa am frontière ak Gambie ak Guinée-Bissau bëri loolu ay luuma wante tamit dëkk bu nekk ñu ngi fay amal ay gàmm loolu moo tax service d'hygiène ak région médicale war nañu multiplier seen effort pour réussir sensibilisation yi ci gox yi gën a reculer fii ci diwaanu Pakaaw. mu ngoog mu doon pàcc bu yaa bu ñu jagleel jàngoroy coronavirus bi jox fii ci réewum Sénégal ñu wax ci leneen fële ca Malicounda ay nit yu booloo woon di def ñaawteef jaarale ko ci xarala yu bees yi moom la gendarmerie bu Mbour teg loxo fukki nit lañu ak ñaar bàyyeekoo fële ca Nigéria leneen nit lu ñu teg loxo muy ay ordinateur ay téléphone portable sinébar ak sax tamit ay gànnaay jamono ji l'enquête bi jeex na ba ñu jël dossier bi jébbal ko procureur ba nekk foofule Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye ñoo ñu teewal ca département bu Mbour. ay ordinateur ay puce téléphonique ay portable ak ay carte GAB mooy li nga xam ni gendarmerie bu Mbour teg na ko loxo. Dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, brigade Mbour def na benn opération de lutte contre la cybercriminalité opération boobu nag permettre na effectivement ñu jàpp fa fukki nit ak ñaar ay étrangers yoo xam ne dañ doon utiliser jumtukaayu xarañ yi di ci nax ay sénégalais di ci def yeneen yoo xam ne daal du yoon donc bi ñu defee opération boobu noonu jàpp nañ ci ay ordinateurs yu bari ay téléphones yu bari ay puces yu bari fekk nañ fa aussi arme blanche ak yamba permettant de commettre des actes cybercriminels. trafiquants yi nag ñu ngi leen di teg loxo le 29 février bi ñu génn ñoom sax Malicounda la ñu dëkkee woon. avec l'appui donc éléments yooyu yëpp ñu yor jël nañ ko ak les présumés délinquants jox leen procureur de la République mu nekk maître des poursuites. du ñu ay sénégalais c'est des étrangers ay étrangers la ñu bon dañ doon arnaquer nit ñi via le net l'internet. y a pas de sénégalais. y a pas de sénégalais. gendarmerie nag teg na loxo képp ki nga xam ne bokkoon nga ci bande boobu. jërëjëf Abdourahmane Diallo lépp luy sachet plastique muy ay mbuus nag fas yéene nañ ko tere ci Sénégal jëmmal ko kon ñaar fukki fan ci weeru avril kilifa yi bëggatuñoo dox ci mbedd yi di gis ay mbuus ñu ne loolee di dolli salte bi bu baax a baax ci réew mi jëwriñ bi ñu dénk wàllum environnement mu nga woon ca Thiès sax ngir ñaax askan wi ak autorité yi nekk foofule ci loi bu bees beeg niñ ko dara doxalee Cheikh Anta Diop ak say laaj ci réewum Sénégal daanaka lu jëm ci wàllu mbay mi napp gi ba tourisme am na ay yàqu-yàqu yoo xamante ni ñu ngi koy nemmeeku di ko gis loolu lépp jógee ci sachet plastique yi nga xamante ni mi ngi lëmbër réew mi fu nekk ñu ngi koy gis ci réew mi mu fas yéene yàq suñu kéew loolee tax nag jëwriñ yi nga xamante ne moom moo yor wàllu kéew gi environnement dikkoon fii ci diwaanu Thiès ñu fas yéene waajal bëccëg bi nga xamante ne njiitu réew mi moom moo ko tànn ngir seetalal gox yi ñu doore ko ci Thiès mu dikkoon fii nag amaloon ab CRD boo xamante ni leeral na ci loi bi nga xamante ne jël nañu ko ngir tere lépp loo xamante ne mbuusu plastique la buy taxawàllu ci réew mi. loi bu bees bi nag dafa indi ay coppite yu bëri. loi bu bees bi distingué wul benn xeetu sachet plastique yëpp la ñu tere. loi bu bees bi dugal na tere li nga xam ne moom mooy mbuusu ndox yi bi nga xam ne son excellence le président de la république bëgg na ko pour que sunu capitale set sunu ville yëpp set sunu àll bi yëpp set moo tax il faut d'abord que ñu xeex li nga xam ne moom mooy pollution plastique bi. di ab loi boo xamante ni ci ay bés yi di ñëw la ñu koy door appliquer ko. incha allah bu soobee yàlla le 20 avril loi bi dinañ ko appliquer parce que seet nañ ba seet moom mooy njëriñu askan wi. moom sax mi ngi sàkku nag ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy takk der yi ñu taxaw ci. en plus de la police et de la gendarmerie képp koo xam ne agent assermenté nga am nga léegi sañ-sañ gis. li nga xam ne moom moo dul àndul ak loi bi pour nga jël say motuwaay. ñu biral ne daañu ci am ay waxtaan yu yaatu jëmale ko fépp ci réewum Sénégal.
loi boobu le nag du ñëpp la neex ndax am na benn mbootaay muy ñiy jëfandikoo wala ñiy liggéey ci sachet plastique yooyu le di ci def ndox muy muusu ndox ñoom li ñu jàpp mooy am na fanweeri junni nit yu nar a ñàkk seen xëy bés bu ñu jëmalee loi boobule ñu ne daal dafa am yu bëri yoo xamante ni daal dafa waroo te dafa méngoowul dara ak réew mi ni muy doxee li ñu bëgg mooy ñu mayaat leen beneen app ñu dem ba xool ci yan anam la ñuy liggéeyaatee ñoom ñiy jaay ay mbuusu ndox Makhtar Karim Diop moom bokk ci mbootaay boobule dañ koy déglu ci micro Pafara Ñing ak Modou Diop. def naa fi mu ne nii dañoo nekk ci kër guy tàkk moom da ngay woote wallu buñ la walloo ba pare nag nga doog a xool leneen mais taluñu fi mu ne nii lan la ñuy def ëllëg loolu moom délai bi moo ñu ko mayul loolu moo tax ñu gaaral ministre ñu ne ko na ngeen teelu ci loi bi nangu nañu ànd ak yéen ci lépp lu baax ci gàncax beeg yooyu waaye délai bi baaxul puus leen ko ndax ñu mën a am temps wu xool ëllëg lan lañ mën a def bu ñu xaymawee unité d'eau yi xayma nañ ci 700 juróom-ñaar téeméer ñi nga xamante ne ñoom ñoo ciy liggéey ci usines yooyu ci wàllu production bi ak xëy na distribution mooy ce qu'on appelle les commerciaux li ñuy wax commerciaux yi jaaykat yi buñ xoolee na mat fukki junni. ndox mi ca kaw ga ak jafe-jafe yi ñu ciy faral dégg yenn saa yi askan wi di ñaawlu bu baax a baax société bi di Aquatech ak na mu koy yore jëwriñ bi ñu dénk wàllum ndox ak assainissement nee na fii léegi njeexitalu mars dinañ def ab taxaw seetlu ci contrat bi dox seen digg gouvernement bi ak Aquatech ndax ñaxtu yu bëri yooyu le saa su nekk ñi ca mujjee sax mooy maire yi nekk ca région bu Diourbel moom ministre de l'assainissement mu nga woon fële ca Bambey Serigne Mbaye Thiam dañ koy déglu ci micro Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye. dama leen a oo ci beneen daje boo xam ne bii ñaar fukki fan ak benn la ci mois de novembre 2019 ñu gis li nga xam ne yépp mooy joytu askan wi ñu teg ko waxtaan ci ak ñoom ñu jël ay engagement daal di ne lii danañ ko def lii danañ ko def ñu joxoon leen diir ne leen fekk fin mars weer wi ñu nekk su deewee bëgg nañu engagement bu nekk dañ ne ci app bii lañ koy def moo tax directeur général OFOR ne leen fukki fan ak juróom benn ci weer wi ñu nekk ba ñaar fukki fan ñoom danañu toog ak Aquatech jël li nga xam ne moom la ñu signé woon ñu xayma ko seet ban taxawaay lañ ci taxaw li ma leen mën a wax rek mooy gouvernement Sénégal du mën a nekk di continuer di tànqamlu jooy ak préoccupation yi nga xam ne moom la population yi am te maire yi relevé ko tey jii. ñeneen ci askan bi ñuy joytu ñu nga nekk fële ca Tabajang nekk ca commune bu Dioudoubou ca région bu Ziguinchor dañoo wàcc ci mbedd bi di doxub ñaxtu ñoom li ñuy bañ mooy seeni toolu ceeb ay usines yu nekk foofule ñëw di jël ban ba fa nekk te wàccoowuñu ak lépp lu ñu digaale woon foofule maanaam bu ñu dooree seenu liggéey sax ñu jël ñenn ci ndaw ñi di leen jël ca usines yooyu la ñuy liggéey ñu ne nag loolu lépp gisuñu ca dara ba tax na dañoo bëgg ñu joyanti loolu lépp dañ ciy déglu Souleymane Diassi moom moo yore kàddu askan bu Tabajang ci micro Boubacar Diassi ak Lamine Mandiang. loo xamante ne neexuñu tey neexuñu ci ëllëg entreprise bi jox neen suñu faro waa Tabajang moo joxe faro bi dañ koo joxe beneen partie la ñu joxewuñu beneen partie dégg nañ ko wax nañ ko gis nañ ko wane nañ ko mu ne côté bi dinañ ko laal tey dinañ ko laal ëllëg waxantewuñ loolu ci faro bi beneen côté lañ joxe bii nii nañ bàyyi suñu faro bi tey nañ bàyyi ëllëg faro bi ñun ñoo ko moom buñ joxee suñu faro bi ñun fan la ñuy am yàq nañ fii bëgg ñoo yàqaat fii heure que joxe ñu ne waa mairie moo leen joxe heure que mairie bi tamit dañ leen la ñoo ñu ci kenn di ñëw di laajte faro beneen côté bi dégg nañ ko nii léegi dañu ne force ñu ñëw di ko ci balaa force mu am dañoo bëgg na fi arrêté ñu liggéey seen liggéey bi ñu nekk ni nañ ko arrêté sinon bu yàqee fan lañ jëm suñu nag yi suñu jigéen yi
suñu waajur amuñu dara lu dul liggéey bi liggéey faro bi lañ xam léegi bu ñu ko yàqee fan la ñuy war a dem bu ñuy waxante ñoom ci loolu dañoo bëgg ngeen jàppale ñu ci hôpital bi defaruñu ko mooy case de santé bi defaruñu ko amuñu ko poussière baa ngi ci dëkk bi ñun xamatuñu léegi lan lañ def nañ bàyyi suñu faro bi ñu dem. ñu woy ba léegi ci xibaar yi ak syndicat bi ëmb ñi nekk ci daara yu kawe yi ñoom nag li ñu bëgg mooy gouvernement bi wàccoo ak li mu digaale woon ak ñoom boobee ba léegi sax loolu la ñuy ñaxtu ba tax ñuy wër université privée yi ne publique ngeen jéggal ma yi nekk ci Sénégal yëpp fële ca diwaanu Ndar li ñu bëgg mooy ñu sàmmoo lu ci mel ni étudiants yi bu ñuy tànn ab benn filière ñu respecté ko ak gën a ñoŋal anam yi ñuy jàngee ak di ko dundee ci campus yi bureau national bu SAES dajane ak ay membres foofu ca université Gaston Berger bu Saint-Louis dañ ciy déglu secrétaire général adjoint bu SAES UGB Nala Socéfal ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. li ñu xaatimoon ñu ne dootuñu ko respecté te alors que c'est ay négociations yoo xam ne ay at la ministre bi fi njëkkoon nekk def lépp ba mu sotti ñu am ministre bu bees nag xamuñu lu ko tënk mu ñëw ne du ko signé du ko def te loolu nag ñun ñu ne loolu mënuñu si d'accord te bu dee signé wul li nga xam ne moo ñu war a tënk ñun dinañ xeex bi ba nga xam ne dinañ ko mujjee signé. li ci topp nag mooy ne orientation bachelier xam nga xale moom su amee bac dafay am foo xam ne fa la gën a mëne léegi yenn saa dina juum ci tànneefam léegi dañ koy yónnee université nag université yi xool en fonction note yi mu am ñu xam ne kii kat fii la gën a xarañ ñu jéem ko yónnee foofu suñ ko yónnee foofu loolu dafay yokk chance am pour mu mën a réussir si biir université waaye boo ko jëlee rek sànni ko fu la neex da ngay ñëw loolu mooy indi xale yi nga xam ne ñaari at la ñuy def université ñu dàqale ñu dem feneen. troisième bi nag point bi mooy par exemple infrastructure yi xam nga université moom am nañ coono yoo xam ne fi mu nekk ni ñenn ñi li ñu naan double flux la ñuy def presque da ngay jàng da ngay aye ci classe yi ñii bu ñu ayee tey ñii ayee suba te loolu dafa doy waar goo xam ne ñun mënuñu seetaan université fépp fu mu nekk ci Sénégal xale yi di am coono yooyu. njiitu réew mi Macky Sall bokk na ci li muy ñaaw lu mu ne suul bukki bi ñu nemmeeku ni dafa bëri loolu ci réew yi seq banque centrale état Afrique de l'Ouest maanaam Afrique sowu jant moom Macky Sall nag di fàttali kërub leblekaay xaalis boobu ni dafa war a jàppale bu baax a baax réew yi ca bokk moom Macky Sall yëkkati kàddu yooyu la ci bés bi ñu doon màggal ñaari atu délégation entrepreneuriat rapide di DER moom mi kër bi ñu taxawal muy financer ay ndaw ak ay soxna am na lu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay milliards yu ñu nar a génne ci semaine yi leen ngir jox ko ndaw ñooñu le financé leen Macky Sall dañ koy déglu ci micro Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Somb. La banque doit aussi regarder ce taux d'usure. La banque centrale madame. nañu continuer rek jéego yi nga xam ne daal dinañu koy door ngir mën a jàppale ci wàllu entrepreneuriat jigéen ñi ak ndaw ñi loolu nag dañ si daal di lëkkaloo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy secteur privé bi bu boobaa liggéey bi dina gën a mën a yemb wante man damaa am lu ma jaaxal ndax mënumaa gëm ne fii ci Sénégal am na ñoo xam ne dañuy leble ba pare daal si teg taux d'intérêt boo xam ne toll na si 23% léeg-léeg boo waxee ak ñoom ñu naan président lii du ñun waa banque centrale ñoom ñoo koy def ndax seen taux bi ñoom dafa àgg ci 24%. man ma jàpp ne banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest ñun ñoo ko moom ñun la war a liggéeyal te it ñun la war a jàppale jàpp naa ne banque bi wut a def lenn loo xam ne ni day tax réewu Afrique nekk ci ay jafe-jafe madame la directrice maa ngi lay yégal ne na nga ko wax ki nga xam ne moom mooy gouverneur bi mu daal di koy xam ne banque bi nekkul banque Europe nekkul banque Amérique waaye banque la pour réewu Afrique yi te li ko war a tax a jóg rek mooy réewu Afrique mën a suqaliku. Et à résoudre les problèmes de nos pays et de nos populations. ñu wéy ci xibaar yi dem ci tàggat yaram wax ci as tuut ak coupe arabe ñi seen at motagul ñaar fukk di am fële ci Arabie Saoudite Sénégal moom xam ngeen ne dañ ko caa invité waaye mujj naa dem ba final fas yéene jàkkaarloo tey jile ak Tunisie ginnaaw ba mu dóoree Égypte match bi ñu ngi ko nar a amal ca stade Mohamed Ben Fad bu ñeenti waxtu jotee ba teg fanweeri simili foofu ca Arabie Saoudite lay doon ñu jeexale ponk bu mujj liggéeykaay yi xëyee tey ak Mamadou Mohamed Ndiaye. sira ngeen jëf problème ya démarré na nag ñaari cas coronavirus am na ci réew mi léegi Le Témoin ñu xëy bind xibaar bi ci xëtamu njëkk bind ne 2 cas bon sur les dégâts journal bi xamal ñu ne gi la yoon deuxième cas coronavirus gi am ci réew mi waaju ko fi dugal France la jóge ab franco-sénégalais la bu toll ci juróom-ñett fukki at Vox Populi nañu ñaareelu doomu France maanaam ab français dugal na virus bi ca Géejawaay hôpital Roi Baudouin ba ca Géejawaay fa la dem ñu gis ne dafa corona jamono ji ma nga ñu quarantaine maanaam ma nga ñu ber ci hôpital Fann Source A nañu am na beneen français bu meex deeti ñaari
ñaari cas coronavirus yi Sénégal amagum ay tubaab ñoo ko jëlee France dugal ko ci réew mi enquête dina kay ne ko cas bu mujj bi sax de du neex a lijjanti ndax franco-sénégalais bi ko fi indi ab dëj la ñëwoon doomam moo faatu woon mu doon gunge si néew bi dëj ba ma nga amee woon ca Parcelles Assainies te mbooloo mu takkoo nga fa woon li nar a doon jur jàng ji nag yéenekaay bi nañu mooy fexe ba xam ñan la waa ji amal contact bi mu ñëwee ci réew mi ak léegi l'observateur mi xam turu waa ji bu nuppi ne du ko wax ñu lu bari ci deuxième cas coronavirus ba feeñ ca Géejawaay waa ji ko fi indi ba mu demee hôpital Roi Baudouin bu Géejawaay nan la waa hôpital bi def ba xam ne dafa corona bi ñu ko xamee ana naka lañ ci taxawee lépp l'observateur mi ngi ñu koy leeralal journal bi dolli ñu ci ne ñu hospitalisé ci hôpital Roi Baudouin bu Géejawaay ba ñu déggee ne tubaab bi corona jot na faa jaar ñu bari ci ñoom toog ci l'hôpital ba ku leen rey la ñu yamale dañoo buub seeni déeba déeb génn l'hôpital ba ndax tiitange la si ne kay nañu fi ñu nekk ni kay réew mi yëpp nekk ci tiitange akuk jaaxle Vox Populi nañu li koy firndeel mooy gel bi ñuy def ci loxo ngir ne dañuy rey microbe ak masque yi ñuy dëppoo daanaka amatul ci réew mi donte sax waa pharmacie nationale d'approvisionnement wedd nañu xibaar bi terewul pharmaciens yi ci dëkk bi ñoom dëggal nañu ko libération nañu dëgg la deuxième cas coronavirus am na ci réew mi waaye ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr mi ngi dalal xel yi ci Soleil national moom Diouf Sarr ne ñu fa ñaari cas coronavirus yi fi am ñi ko fi amee seen état clinique mi ngi stable l'observateur nañu moom ministre de la santé xam le ne ki ko njëkk am fii ci réew mi ak njabootam mu di jabaram ak ñaari doomam test yi ñu def ci ñoom li mu wane mooy lu wokkutub dërëm wokku leen dara jotu leen virus beneen bu am ci réew mi di virus yorinu bon ci àll réew mi OFNAC suli na yeneen i mbóot l'observateur nañu siiwal nañu rapport 2017-2018 bu OFNAC waaye bari na ay njuut njaaju ca feeñ ay mbóot yu yéeme feeñ nañu ca Petrotim ca ASER SAMU municipal chambre des métiers de Dakar ak ca agence construction bâtiment ak édifice public gi Socé Diop Jonn jiite Les Échos nañu kooku moom di Socé Diop Jonn xam naa dañu koy far rekk jébbal procureur bi ndax li ñu ko tuumal ci rapport bu OFNAC bi tuuma la yoo xam ne faxas jindiwu ko escroquerie complicité d'escroquerie rapport OFNAC bi nee na moom la Socé Diop Jonn def li am ca Petrotim ak li am ci diggante ASER ak Minna distribution journal bi ñaari ngandi scandale la ko tuddee ku lakk mburu tuddub dëkk tax yéenekaay bi tegal ñu ci ne maire bu Sam Notaire di Aminata Kanté ak responsable commission culturelle bu mairie ba li ñu ne moom la ñu def ci ay njuuj njaaj kenn xamul nu mu toll Le Quotidien nañu fi ñu toll nii jëfi njuuj njaaj yi waa OFNAC gis ci seen rapport yu 2017-2018 jébbal nañu ko procureur de la République Serigne Bassirou Gueye mbirum Petrotim nga ca faute de gestion bopp ñaar fukki milliards ak ñeent bu ñuy wax ci diggante Minna distribution ak ASER ma nga ca Sud Quotidien bind na rapport d'activité 2017 bu OFNAC bi joxar bi na baaraamub tuuma Petrotim joxar bi baaraamub tuuma Timis Corporation joxar bi baaraamub tuuma Cosmos Socé Diop Jonn nit yéenekaay bi nee na ñu na waaj te xam ne mi ngi ci guuta journal Le Témoin bind ne OFNAC épingle ne Antou Gueye Samba Socé Diop Jonn ak Aliou Sall. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye sant leen gërëm leen yéen tam ñaandoon ak télévision Futurs Médias yeneen xibaar 19h30 incha allah di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm.